war di sàmmonteeg yoon mooy suñ ma bëggee convoqué nañu lever sama immunité parlementaire te bu ñu ko lever demee 9h05 mu wuy ji yaakaar naa loolu leer na comme nag nee nañ enclenché nañ ko ñu ngi xaar su paree ba ñu convoqué ko mu ànd ak ay avocat am dem wuy ji. mu convoqué règlement assemblée nationale ndax règlement assemblée nationale pour ma wax ci mbirum immunité ak ni ñu koy doxaleeg lu ni mel. il fut un temps moom règlement parlementaire boobu samontewul ak moom parce que da nga ne ku nekk war ngaa samonteeg yoon règlement parlementaire assemblée nationale itam dañ ci war a samonteeg affaire 94 milliards yi moom pratiquement samontewul ak woon ak woote gi ñu ko woowoon est-ce qu'il y a pas quelque part contradiction. samante woon na. demul woon wuy ji. nañ ko jaarale moo baaxul ba pare xam nga assemblée nationale bi nga xam ne mooy maanaam représenté askan wi yépp di saytu ni nguur gi di doxalee moom ci boppam législation am respecté wu ko ndax gis ngeen ni loolu nekkul woon lenn lu dul machination ca njëlbeen ga ba ca cëppaandaw ga amul benn yoon bu ñu ko respecté et je pense que ku mel ni maître Babou ñëw na ci ngeen bëgg ñoom respecté wuñ ko def seen dëgg sërëx ni mu leen neexee moom mu xëy dem seetiwu leen te tey cëppaandaw ga ak ni ñu traité dossier boobu wane na ne am na raison ci ñoom. El Malick Ndiaye ñu fàttali ni mooy sunu gan moom kilifa la ci parti bi di Pastef di parti Ousmane Sonko coow li nag mooy tuuma yooyu nga xam ni teg nañ ko ci kawam xale bu jigéen teg ko li ñuy njëkk a laaj ci wàllu woowu mooy est-ce que Ousmane Sonko yéen waxoon na leen ni day dem ci xeetu bërëb yooyu di bëslu. yaakaar naa ne mbir moomu Ousmane Sonko jàkkaarloo na ci Sénégalais yi wax li ko undu yépp te daf ci teg ne xëy na mbir mee yegg fii mais kon du ko doon wax sëñ Babacar soo amee jàngoro dem di li jàngoro ba di laaj nga koy def soxla woo di koy yëgal Georges wala ñi ngay liggéey ak ku mën di doon ça relève du cadre privé te président Ousmane Sonko dafa nekk koo xamante ne nii duy faral di jàmbat même ñun ñu ko jege coonoom yu bari wala soxlaam yu bari daanaka duñu ko yëg wala bokk ci xëy na yeneen anam lañ koy yëgee parce que day nekk koo xamante ne ni saa su ne même bii dee day dund ak ngorom gis nga jàngoro jooju soo xaale na ko lu yàgg biñ jógee ci élection yi dañ ko forcer pour mu dem traité wu ji parce que dafa enchaîné woon pré-campagne 1 an dooraa ñëw ci campagne bi te noppaluwul benn yoon te campagne boo amul moyen ndax ñi am moyen dëgg bu ñuy dem campagne sax xëy na ñu yóbbaale seen master professionnel mais campagne boo xamante ne ni amuloo ay moyens ci ay coono nga ko defee ngir nga génnoon sax yow sa premier jour yóbbu taskatu xibaar yi dem sa premier jour de campagne sax problème la woon ba presse bi yëpp bind ci su ngeen laajee ñi nga xam ne ñoo leen fa représenté woon dinañ leen ci wax lu leer ndax dañ doon dem ci benn dëkk xaar ñu korkoraan yónnee ñu Wari wala Orange Money ngeen baal ma ci publicité bi pour ñu mën a jàll ci beneen dëkk donc amuñu woon xëy na moyen respecter conditions yi war ci candidat bi campagne ñu jógee fa ni ñu sonnee ñun moom mu gën ñoo sonn ndax il dépensait plus que nous ñi digal ko ne ko na ko continuer mu xaw ko yéex a def ay raisons yu bari waaye bi mu demee ba jàngoro ji tëral ko lu ëpp 1 mois xëy na Sénégal yi toog nañ dégguñu ko benn instant sax dafa mujjee génn wax ak askan wi parce que il s'inquiétait ñun benn jamono tiitoon nañ parce que jàngoro ji sonaloon na ko lool ba mu wooñu sax jour boobu bi ma fi jugee j'étais ébahi parce que j'ai l'impression que c'est un commando qui faisait ses dernières recommandations parce que la mu ñu wax man personnellement ba ma fa jugee j'ai pleuré bi may yegg sama kër parce que xam naa ne maa ngi naan suñu yaakaar bi j'espère que du des ci jàngoro ji yàlla def ay ñu koy suivre fii te bu jotee dinañ xam ne ñooñu ñuy caaxaan bu témoignage jotee dinañ ñëw wax. mais tamit li mu feeñal El Malick mooy gone ni moom bëgg yootoo nekk président de la République
di am ay jàngoro yu ndigg ak ñoom seen te xam nañ ni am njiitu réew wax dëgg yàlla warta traîner ki ay xeetu jàngoro da ngaa war a wër péng loolu itam est-ce que nekkul ay points yu wàññeeku ci yéen. mukk sëñ Babacar est-ce que nit mooy tànnal boppam jàngoro. xam nga. waaw mën na bëggul fenn am problème mu ndigg. non dama ne est-ce que nit mooy tànnal boppam jàngoro problème mu ndigg moom am naa yaakaar ne su fekkente ne ci loolu la ñu jugé c'est pas un problème moom dafa wax lii jàngoroom du question problème mu ndigg seulement li mu am noonu am na ci une partie de sa maladie boo xam ne man am naa ko névralgie cervico-bronchale ñëpp xam na ne su la dalee day dem ba benn instant day jàpp sa lii yëpp. ak ñeneen ñu muy jàpp xam nga problème bi mooy ku gis Ousmane Sonko kenn mënul woon a xalaat ne mu ngi sooxaale jàngoro yu mel noonu la moo tax parce que il est combatif parce que foo ko fekk day sport parce que dafa nekk nit ku nangu coono nit ku nangu liggéey ñi ko xamoon même inspection des impôts xam na ne daan fajaru guddee wàcc donc kooku ñun ñi ko jege teelu ñu koo xam man jàngoro yooyu maa ngi ko xam bi mu demee ba wooñu man ak Basiru ak Biram ñi toog saalam mu ñuy wax exactement li xew te loolu mars avril bii passé la jàngoro ji ni nga koy waxee lu doy waar la. doyul waar. c'est comme nga ne un diabétique mënul nekk président. parce que nee nga. dem na ba yow it am nga jàngoro jooju yéen kay kenn wéru ci. kenn wéru ci xam nga Babacar la moo am solo xam nga lu am solo fii ku nekk ak la ngay sooxaale. ñii ay asthmatique lañ teg ci di tux par exemple mën na leen sonal saa su ne. ñii leneen ak leneen mais xam nga lu am solo. nit ki day suivre traitement xam naa boo doon génne ñi nga xamante ne ni amuñu jàngoro surtout ci jamono yi surtout sax ci ndaw ñi du jeex du xaaj mais li am solo est-ce que sénégalais dina xool Ousmane Sonko 2014 ba léegi mu xalaat ne kii il n'est pas apte pour quoi que ce soit parce que day sàmmoonteeg li ñu koy digal. teg ci di sport nit nag day feebar xëy na am na ñoo xamante ne nii seen feebar mën nañ koo bañ a yëg am na ñoo xamante ne nii tey comme ni mu ko waxee su ko waxul woon kenn du xalaat ne dafa feebar. man fi mu bëgg a jëw moo di par rapport à maladie bi ci boppam pas sax ay mbirum jiitu réew ak lu ni mel parce que dem nga ba tiit bi mu leen ko waxee ak ni ngeen ko gisee woon maladie bi xëy na sonaloon ko médecin mu ne moo ko yebal mu dem faju ji dem ci pour ñu koy maase. est-ce que loolu benn ci pàcc yi la bokk. waaw ca laa bëgg a ñëw rek maladie bi bu fekk demee ba doy waar médecin bu lay référé est-ce que warulaa mën a référé ci ab professionnel. néew ma nag ndaw si est-ce que ndaw si ci boppam est-ce que seetaan nga ko damay laajte est-ce que ndaw si am na lijaasa gi mën a tax mu mën a toppatoo yaramu nit ci massage ndax massage aussi c'est sérieux. xam nga sëñ Georges. Ousmane Sonko accusé wuñu ko délit de massage. nañu génne Sénégal ñëpp ñi dem maase wu ji ndax c'est un problème. du problème pourquoi même bu dul woon sax pour jàngoro ji lu tax Ousmane Sonko warul yëg dara ci yaramam dem maase wu ji comme ni ko ñëpp di defee na salon de massage yi wala hôtel yi wax ñañ ñoo fay ñëw saa su nekk yoo ko dina jub fuñ ko foogeewul te loolu du délit man du ma condamné ak ku mën di doon kuy dem yëg dara sa yaram dem ñu maase la problème bi du délit de massage dañ ne ko da ngaa def viol répétitif maanaam da nga ñëw siif ndaw si ñëwaat siif ko ñëwaat siif ko. waaye ci loolu la jaar. xaaral ci déedéet dama ne Georges dama bëgg ñu camper débat bi mu leer xam nga débat bi lan la gisoo fenn fu ñu bind Ousmane Sonko délit de massage xam nga lu tax nit ñi ñoo bëgg yem dafa am ñoo xam ne dañu bëgg orienter yëf yi ci ne lu tax Ousmane Sonko dem salon de massage waaw lu tax ma Samba dem salon de massage ma Kumba dem salon de massage et Ousmane Sonko di nit. war a dem salon de massage mais problème bi du foofu. dafa nettal ñenn ñi moom yematuñu. non mais bu ñu yemoon dina taxaw fii di wax jàngoroom loolu kay xam nañ ko mais dafa fekk ne dafa am processus bu jiitu loolu moom ci boppam génne na ay bulletins médicaux wax na fi mu jaar ba yegg foofu ak ni ñu ko recommandé gis nga. mais El Malick dafa dem El Malick may ma daaneel dafa am solo dafa dem gis nga bi mu jógee ci jàngoro jooju ki ko yóbbu man xam naa ko bu baax a baax moo yor suñ commission santé centre bi nekk ginnaaw Imos Sène ngeen baal ma Rose Wardini moom ko foofu la ko yóbbu
mu dugg fa ñu traité ko ba génn mu war a fay ñu ne ko comme premier jour la da patron bi nee nañu defal la moitié prix mu ne kon fii prix nangam ñaata la ça dépassé 200 000 la séance. waaw loolu wax na ko xaaral non dafay am solo. day am solo non da ngeen ma poser question. lu tax mu dem foofu loolu wax nañ ko. waaw non mais du tere foog ma nettali ko yegg ci processus boobu amul yorul woon lu mat ci poosam bi nga ko waxee li ngay fay. mu woo docteur Cissé génne li ci poosam complété dafa am solo parce que ñu bëri xëy na. da ngay saa su ne nga dégg ñu ne Ousmane Sonko belle villa belle voiture non sëñ Babacar ku dee ak sa bàmmeel ñun xam nañu li ñuy dund xam nañ li Ousmane Sonko di dund dadul onk rek wallahi lazim xam nañu li ñuy dund xam nañ li muy dund gis nga bi mu jógee foofu donte xam na ne fii tout le confort y est pour mu fi def suivi mais mënu ko parce que léeg-léeg day taaba pour doo dépense am dañu ko radier yamuñ ci radier ko bloqué ko ba mënatul am benn business ci cabinet fii Sénégal mii dóor dàqe. non yow kay am di jàmm non dégg nga dóor fi ñu toll nii. parce que non li may wax dafa am solo. non Babacar xam nga seen communication bi yëpp El Malick seen communication bi yëpp. Babacar daf ci am yenn wul maanaa. Babacar ndaw si moom bëri bi mu doon maasee woo sax génn na wax ni Ousmane Sonko bu ñëwee sax du tëdd day toog ci siis nu suma yére bi bës ko ci ndigg xam nga massage kay tëdd nag. xam nga sëñ Babacar bu procès amee. loolu yëpp dina leer. la ndaw si wax su la neexee nga ni ndaw si lii la wax mais ki nga xamante ne ni moom lañu accusé dafa jël courage am à 2 mains jàkkaarloog Sénégalais yi wax leen ni mu demee wax leen processus bi man su ma doon dem salon de massage du ma woo kenn di ko laaj ndax dagan naag aram na damay jàpp ne am naa yëg-yëg comme ni Babacar ma ne am yëg-yëgam ne ndigg laa ngi ruux mu ne xaaral ma jaar bu di best wala feneen ak ñeen baal ma ci publicité bi wala George ku nekk la ngay yëg sa yaram yaa ko xam encore une fois problème bi du diw dem na salon de massage ou pas xam nga la mooy wax ci mooy dañ ne. non diine gi muy woote ba pare jigéen di bës góor loolu tam yéema teew. waaw loolu da ngay laaj ndax tey jii nii nit ku am soxnaam mu am jàngoro dem ci gynécologue araam na wala dagan na boobaa di nga am sa tontu. wax ji du foofu encore une fois dan ne ko dangaa siif ñëwaat siif mieux ndaw si ci plaintam nee na Ousmane Sonko da ko message ne ko xaar maa ngi ñëw maanaam ki nga xam ne da lay siif da la message ne la xaar ma maa ngi ñëw siifaat la gis ngeen coow li du loolu coow li xam nga lan la coow li mooy dañoo am koo xam ne ñamewul adversaire te jàpp na ne am ñàkk na élégance boo xam ne xale bu jigéen bu tuumaal ñàkk na non bàyyi ma terminé dafa am lu wundu loolu dafa am dinañ ci ñëw Babacar mais dafa am lu wundu loolu tuumaalu baane lan la ci yoonu politique nekk ma ne dafa am solo li ñuy wax yoonu politique daf cee mas a nekk ndax dañoo jaar fu nekk ngir faagaagal ñu bi ñu fexee ba faagaagal Khalifa faagaagal Karim ñëw tegal ñu parrainage xamuñ ñun fu ñu jaar ba réussir parrainage boobu moo tax waru leen woon dem salon ñu dem élection Babacar di leen bës. Babacar dinañ dem salon dinañ dem feneen ak feneen ndax ay doomi aadama lañ yu yëpp dara suñu yaram dem toppatoo ko ak fu mu mën di doon nag dama bëgg mu leer gis nga loolu sénégalais yi xam nañ ne problème bi du salon bi koo fëgg dina la xam ne waa ji nguur gi da ko doon wut te fii la koy wutee te gis ngeen. mais justement est-ce que loolu war woon tax mu inscrire dans une prudence ndax comme ni ñuy wax. mais mu ngi prudence weesuwul. nga dem prudence weesuwul yow tey. wóolu nga Babacar. soo amee benn jàngoro mu ne la man kat fee laa ko doon saafaraaj parce que ku ne la man dem naa ci chinois yi nekk Fass dem naa ci kinésithérapeute boo xamante ne nii c'est un Guinéen bu nekkoon bu yoroon benn centre dem naa. mais ki lay sax dañuy ñëw ci kër non déggoo li ma la wax dama ne dafa am solo. demul ci benn salon de massage clandestin daa dem ku am agrément état jox ko ne ko war nga mën a pratiquer yamu ci mu dem foo xam ne famille la maanaam ñu dëkk seen kër xam nga recommandation dafa am solo. tey su la Babacar waxee. non El Malick may ma 2 secondes
parce que damaa feebar dañ ma war a bës. dañuy dem ci salon de massage classique waaye salon de beauté ni nga koy waxee ni nga koy waxee ma ne Georges nu ñu ko tuddee ci anglais sweet beauty xam nga Babacar salon de beauté Babacar salon de beauté c'est pas forcément salon de massage ak ma ne cool yi nee naa la encore une fois du ci salon de massage boo demee du yaa ngeeg vidéo bi yaa ngeeg photo yi ndax bi ñu defee sweet beauté lan la njëkk a bind comme activité massage dama la bëgg a wax ne cool yi du foofu encore une fois xam nga la moo am solo mooy nit a ngi nii koo xam ne lëj mën lañ fu nekk ngir xool lu ñu ko tuumaal saa yu ñu amee occasion il ne rate pas l'occasion jéem ne dinañ ko faagaagal. ñëpp xam ne loolu war na tax ngeen taal dëkk bi loolu war na tax ngeen taal dëkk bi démb kenn parce que loolu la ñuy daane falal ma ne Ousmane Sonko moo woote fipp ma ne ba mu jëlee kàddu bi mu xëy gone yi taal dëkk bi doo yëf yi doo ko sorxo dafay leer faagaagal nañ Khalifa faagaagal Karim ñu ne Ousmane Sonko fu ne dinañ ko fa jaar dama bëgg a wax sénégalais yi nii. ñooñu daaneel ci dama bëgg a wax sénégalais yi foofu laay daaneel dafa am solo. dafa am solo dëkk bi gis nga jàpp Ousmane Sonko du objectif bi principal bi. objectif principal bi c'est la liquidation physique de Ousmane Sonko li may wax nii dafa am solo gis nga nit ñu doon artoo ci jàpp bi. maanaam jël bakkanam. parce que moo leen dese xam nga la mooy problème bi dañu jàkkaarloog ñoo xamante ne nii tey. Macky Sall bu amoon tuuti élégance bi Ablaye Wade am du yegg ak fii Khalifa du yegg ak fii Karim mais sénégalais yi tey rendre nañ compte ne talon dàll Ablaye Wade sax ko gën ndax lu ko waral mooy koo xamante ne ni nee nga tant que man birimewu ma nit maanaam yàq nit ba réduire ko au néant du ma am jàmm te soo koy def maanaam xeex boo xam ne da ngay yóbbante galgal rek doo taxaw mukk yow assumé li ci ëpp sax da lay fekk bitim réew nga ñëw nga ne nag Ousmane Sonko fii moom dinaa forcer mais xam nga lu mu war a xam forcer wala Ousmane Sonko de population sénégalaise lay forcer parce que bii du jàll. te dañu bëgg bu ñu ko jàppee ba dugal ko ci baro yi assassiné ko foofu tué ko à petit feu sénégalais yi duñu ko seetaan dama bëgg mu leer nañ moo tax su ngeen fi nekkee di wax ay gis nga démb. est-ce que am ngeen firnde gi. ma ne ñi ñu doon informé ñooñu informé xam nga lu tax ma ne dañu bëgg a rey nit. mais ñii haine viscérale lañ mës a wone haine viscérale bu ñuy wax sax safara day génn seen la muy APR di yéen ku ne da ngaa wane sa bopp ak mbañeel goo xam ni mukk gis nga dama la bëgg a wax benn affaire radicalisé wu loolu moom yéen la ñoom radicalisation amu fi gis nga man toog naa fii ci plateau ma ne sama ñaan bi gën a màgg mooy Macky Sall delloo si xelam terminer son mandat avec la manière joxe réew mi dem ñu fal ko leneen à l'international. jërëjëf il doit pas faire moins que ses prédécesseurs. jërëjëf El Malick Ndiaye secrétaire national de la communication Pastef les Patriotes.